jërë ngeen jëf mbokk di ñu nuyu ba gën a seen Sud FM seen rajo 98.5 ni ñu koy defee ak yéen dimanche bu nekk su 11h jotee jàpp midi ci 98.5 te yéen nag seen émission Janoom dafa am gan muy El Hadji Malick Ndiaye nekk secrétaire national à la communication parti bi di Pastef te Ousmane Sonko jiitu ko El Hadji Malick Sud FM mu ngi lay nuyu. jërëjëf Hadj Malick sama trondo maa ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu invitation bi di nuyu waa Sénégal yëpp yi nekk fii ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye di ci jiital nag sama gox wa di Tund Jolof Daara Jolof jàpp Linguère Mbuula Mbéyeen Lumbal Kow Afe Jolof zone boobu yëpp daal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. voilà gis nañ ne fi mu toll nii li ay di ñaamal moo jëm ci 94 milliards yi bi nga xam ne nag moom moo yëkkati coow li bëri na lool ba sax ab yéen kaay bi di laas génn ne Ousmane Sonko boo defoon nag dinañ dindi malaanu kiir laayam yéen nag ngeen jàngatee lu ak lu ci seen xalaat. waaw xam nga loolu moom balaa ma ciy ñëw dama bëggoon rek ñu wax ci xëy na histoire u dossier 94 milliards yi day baax faa yi ñu wax ak sénégalais yi ñu ñëwaat ak ñoom ci taarix bi mooy dafa am benn sénégalais boo xam ni jàpp nañ ne nit ku jub la nit ku nekkoon ci administration la di ci liggéey lu toll ni fukki at ak juróom musuñ ko taxal lu toll ni tarfatal ay ni moom mu dem ba ay jëmbi jamono mu gis ne kat Sénégal jox na ko lépp dafa jot mu delloo boppam réewam ba mu jeex tàkk ànd ceeg ay yeneen ndaw yu mel ni ñoom ñu taxawal parti boobee di Pastef di nekk nag ci yitte askan wi nit kooku nag moom moo doon gëstu ci benn dossier boo xam ne jàpp na ne luubal nañ ci alalu askan wi mooy wax alalu askan wi mooy loo xam ne sama lempo ngi ci sa lempo ngi ci yow Hadj Malick lempo kooku dëkk ci la war ko wax mi ngi ci biñ ci gëstoo ba gis ne yëf yi toll na ci lu ëpp juróom-ñeenti fukk ak ñeenti milliards ndax juróom-ñeenti fukk ak ñeenti milliards ñi ngi koy ŋawtee ba xëy na nit ñi mën nañoo jàpp lu ndaw la waaye may jàpp ne mën na régler problème mu enseignants yi nga xam ne chaque année ñu naan ndax dañuy année blanche ndax fayuñ leen seen ay droit mën na bu réglé wul mbirum ndoxu Touba bi tamit mën na ci saafara lu bëree bëri mën na régler problème mu hôpitaux yi nga xam ne amuñu ay garab yu doy amuñu ay lal yu doy amuñu ambulance ñi ñaa ngi wasin ci kaw sareet abri provisoire yi mën na régler abri provisoire yi nga xam ne lu ëpp na 6000 et quelque suñu doom di ci jàng la mu mën a régler dafa bëri lool waaye sax bi ci gën a yomb état jamono yi may waxee yow mu ngi lepp lu toll ni ci juróom fukki milliards yoo xam ne daf ne ku ko ci dugal dina la tegal intérêt wu 7% maanaam empreinte yooyu ñuy def juróom fukki milliards yooyu xëy na bu ñu toppee 94 milliards yi ba mu leer dootuñ soxlaati lebi ci turu askan wi ndax lépp luñ leb tamit ñun ñoo koy fay suñuy doom suñuy sët donc ki gis lu mel noonu di député nag teewal fi askan wi jàpp ne lépp lu mu gis askan wi la fa war a nekkal mu daal di décider ne lii kat day leer gëstu ci ba am ci ay firnde yu leer daal di jëm ca taabalu fa mbaxana doonee benn mi taabalu procureur teg fa plainte bu ne weng daal di ne bërëb sàngam am na ay nit yoo xam ne dem nañ faa def seeni looxoor ba nga xam ne dinañ jël ci gafakay askan wi lu toll ci 94 milliards juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards. loolu bëri na de. torop mu ne nag procureur bëgg naa nga gëstu ci loolu leeral ko yamu ci loolu 4 mai ñeenti fan ci weeru mai ci 2018 la ko def dem ca taabalu OFNAC def lu ni mel dem ca taabalu IGE def lu ñu mel. ñuy toog ba mu ëpp at daanaka léegi mu mat ñaari at procureur yooyu ci yàbbu ci waaye ñun ñuy fàttali ko nekk ba IGE boobu waxee ne mbirum caisse d'avance mairie de Dakar kat niñ koy doxalee. war nañ koo seetaat waxul sax ne dañ faa sàcc wala dara mais daf ne dañu koy doxalee war nañ ko seetaat rek gars yi ne kon de Khalifa dafa sàcc. bar na gaawoon na trop moom. baral yëf yi lool jàpp Khalifa dugal ci kaso bi. ne ko doo bokk ci élection yi gis ngeen fan yi mujj ñoom ci seen bopp sax mel ni pataas bu tàng ñu koy paasante ci lex yi ñoo fexe ba génne ko ci lu dul teeyu ba kanam loolu su amee ñu ne lu tax kon ci dossier bii boobu nga xam ne 1 milliard ak juróom-ñetti téeméeri million rek la woon procureur paraxee ko leeral ko lu tax dossier bii nga xam ne ñu ngi wax ci juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards 94 milliards procureur yooyu ci yàbbiwu ci lu dul naan non du Ousmane Sonko moo plainte Pastef moo plainte Samba Ndiaye moo plainte déedéet plainte ci table ji loolu am na leer na nañ. plainte bi wax na montant yi wax na ni ñu séddee montant yi ci ñaari sociétés yi di Sofico ak CFI donc loolu dafa leer
mu ne non léegi sax comme moom 8 mois la def enquête donc man war maa mën a bàyyi ma def sama enquête ñun dañ ko defal enquête bi looloo gën a yomb waaye mu tegaat ci ne day xaar ba assemblée nationale def rapport am ci enquête parlementaire xam nga yooyu yëpp ñu jàpp ni. yaay daal bëgguñoo leeral yëf yi. d'accord bëgguñu leeral yëf yi mais tey dafa am lu bees ci génn wax ne boo deful ndànk procès dina am parce que ñu ngi ruumandaat dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko maanaam malaanu kër laayam yemuñ foofu nee nañ procureur bi dina bind bataaxal président cour d'appel Demba Kandji ñu baral procédure bi su ko defee nag ñu gaaw jublu ci mbirum Ousmane Sonko leen nag ngeen di jàngatee xibaar boobu xam ne moom moo yes ci mbirum 94 milliards yi. xibaar boobu day ñoo ko yëgandoo ndax yaakaar naa sax yaa ma woo ci suba pour jël sama réaction. ma ne la man kat ni nga ko yëgee laa ko gisee léegi nii. te xëy na ñun sax suñu bureau waxtaanaguñ ci waaye bu dee lu am la ndax jàpp naa ne journalistes yi am nañ seen ay sources mais même su dee lu am la du ñu bett waaye ay reetaan la ñuy def. lu tax mu def leen reetaan Malick. ndax procureur kat ba ñu déposé suñu plainte ba léegi yaakaar naa topp nañ ci di daw ne na yëf yi gaaw leer ñu jàll ci leneen ndax nag dossier pétrole yaa ngi fee gaz bi de. Prodac a ngi fi de COUD a ngi fi de Poste a ngi fi de scandale yi bëri nañ te yooyu yëpp dañoo bëgg alal ji ñëwaat ci gafakay sénégalais yi. ñu jëriñoo ko bokk ñëpp jot ci. donc ñun ñoo leen ërtal maanaam ñoo leen ji ñu càcc ba pare topp ci ginnaaw di leen daw naan leen kaay leen leeral ko ñiy daw ñu topp seen ginnaaw ne duñ leen bàyyi foog ngeen leeral yëf yi gox yi delloo si alal ji loolu nag su amee. procureur bu fekkente ne dafa bëgg a instruire plainte Mamour Diallo askan wi ñooy seede xanaa kay ne serait-ce que par l'ancienneté xanaa dina instruire plainte Ousmane Sonko ba pare ndax Mamour Diallo bi muy porter plainte diffamation la wax. ne Ousmane da ko tuumaal. waa ñiy fàttali ne jarul woon sax plainte loolu citation directe moo gën a gaaw fuuf te ca plainte ba gis ngeen lam ci wax du man dong maanaam daf ne waa jii kat. di Ousmane Sonko su ngeen xoolee man la singali alors que yëf yi ñun ñu bëri lañ woon loolu la ci bind waaw loolu kay mooy su ma daanoo ngeen daanu jàppale. olof dinañ wax ne du man de bokk ma caa ko gën. mais da cee warul bokk sax te warul sax am. waaye ñoom yamuñ ci foofu mais avant loolu. lu jiitu loolu. procureur su fekkente ne moom nanguwul yee yàbbi ci suñu plainte ñu bàyyi ko fa dem ca juge d'instruction déposer waat fa plainte tudd ay tur ba mu leer daal ni. juge d'instruction bi daal di woo Ousmane Sonko déglu ko mu signé procès verbal bi daal di ne lii mooy caution bi ñu fay suñu caution dossier boobu déclenché na maanaam assemblée nationale su respecté woon sax règlement intérieur bi loi 48 warul woon sax def xawaare boobu mu def ci àjjuma jooja waaye yemuñ ci assemblée nationale ne day sang waa ji ba mu set day sang membre ba mu set ci biir sang booba nag far mu gën koo dugal. li tax ma naan la da koo gën a dugal mooy ci biir sang ba ñoom assemblée. waaw dañoo nangu ne dossier 94 milliards bi kat lu am la. waaye nii ak nii la demee dañoo nangu ni fay nañ jot nañoo fay dara waaye waruñoo fay ndax ba démb laa wax de démb ci samedi ci. waaw ci àjjuma ji sa barki démb ci àjjuma ci. ba barki démb soo demee ca titre foncier ba. turu famille njagandooy nga fay fekk xanaa buñ ko exproprié woon day turu famille njagandooy du fa nekk waaye turu état fay nekk. donc lu ñu exproprié wul naka la ko nit di jëndee bor ba bañ ko cay fay loolu rek problème la ma bëgg askan wi xam ni yëf yi la ca laloo bari. la ci lalu moo bëri wax nga ko la ci lalu moo bëri moo tax it fi mu toll nii ñu bëgg yéen wax ngeen ne seen parti bii di Pastef ak Ousmane Sonko li ñu bëgg moom mooy yëf yi leer est-ce que tey ji Ousmane Sonko pare na dem procès par rapport ak affaire 94 milliards yi. dama ne ñun ba ñu sumbee yëf yi ba léegi procès rek jéemuñ lijjanti à l'amiable jéemuñ ko lijjantee neneen. kon lu amoon na leer à l'amiable amoon na. tante nañ ko ñoom xam nañu. falaa yam waaw mais li ci ëpp solo mooy. yëf yi dañoo déposer suñu plainte ërtal procureur ërtal juge bi ne leen yëf yi na leer ñoom ñu ne duñ ko régler ca justice ba dañ koy régler ca politique ba maanaam assemblée nationale jël seen ay député ñoom ñi nga xam ne dañoo bañ Ousmane ba buñ ko gisee mel ni ko gis seeni boutique muy ay meeru ñing muy Cheikh Seck ak ñoom seen
seen problème yépp mooy naka la ñuy sàqlee pexe gone googu mel ni aw yamb ci seen nopp ba dootul duggati assemblée nationale. pourquoi ñu mën naa la wax loolu non parce que tamit nag. Ousmane Sonko mais benn député la rek la. seen àdduna yëpp dañ koo nekk fu ne ñam nañ fa seen àdduna yëpp dañ koo nekk ci assemblée nationale PS PDS APR di transhumé rek ñi ma lay wax nii di transhumé rek ñoom foofu rek lañ ko jàppee nekk président commission président groupe parlementaire am rang wu ministre ba fas yéene nañ ba bañ teg leen ci jàkk loolu lañ bëgg te. président Ousmane Sonko nag nekkinu assemblée nationale dafay wan sénégalais yi soo xoolee sax ñoom xam nañ ne léegi su plénière waree am sénégalais yépp ay seetaan. su fa ministre waree jaar dina xool bu baax la mu fay indi. premier ministre bu waree def déclaration de politique générale dina ko waajal bu baax parce que xam na ne dina fa fekk benn ndaw askan wi wu tudd Ousmane Sonko nekkal fa askan wi. mën a càmbar lépp loo xam ne nag ñoom ñu ngi koy def ndax yàlla may na ko xarañ gi waaye yàlla may na ko mu bokk ak Pastef ay nit ñoo xam ne am nañ xarañ ca ci wàll gu nekk te lépp lu muy def assemblée nationale dañuy toog ci parti bi ci bureau bi ak ci mouvement des cadres yi préparer dossier yépp teg càmbar ko benn par benn. y a un travail de travail au préalable de coordination. ñun dañu jàpp ne ni ngay yoree sa parti noonu ngay yoree sa réew ëllëg. bu dee da nga ko yor ci man moom parti bi moom samay bâche moom samay chaise di louer samay militant soo nekkee président tamit da ngay buur di bummi waaye bu dee da nga ko yor ci ne lii kat mbirum ñëpp la nañ koy toog di ko waxtaanee di ko ñoŋal su boobaa boo jëlee réew mi tamit gouvernance collective lay doon. mais yaa ngi wax ne Ousmane dafa bëgg yëf yi leer mu dem procès lu tax donc kon bi ñu koy assemblée nationale demul teew ci commission d'enquête parlementaire bi. waaye mais du dem ci yëfi caaxaan yooyu. nag lu tax mais Malick comme yow da nga bëgg yëf yi dafa leer moo la tax a jóg man day jàpp naa ne. assemblée du juger du leeral. waaw mais rôlam la. xam nga assemblée rôlam la. 6 000 milliards pétrole bi lu tax question baa ngi tege ci table ja lu tax nangu ñëw ubbi commission d'enquête. Prodac lu tax nangu 29 milliards Prodac yi nga xam ne seen dëkkandoo yi lu tax nangu ñëw ubbi poste kudd nga xam ne rapport bi daf ne sax waa jii kat waratul sax diriger lu niroog fonction ci état tellement dafa def ay tooxi duuna ay kilo ñebbe 6000 ak yu kenn xamul ci wàllu permis yi loo xóor ay ñoom seen liñ naan leur gouvernance sombre et vicieuse et gangrénée et parsemée de scandale sur scandale nag ëpp na sax lii di régime yi fi jaar yi ñu amoon ci scandale assemblée nangu ci yey yàbbi ndax lépp nag dafa taqal ñu jege seen waa ji donc ñoom ñu bàyyi koo xam ne mu ngi waajal présidentiel am moom la mu waroon def na ko ci fulaak fayda dem déposer plainte am ne procureur bés boo ma wooyee dinaa la wax naka la faux bi amee dinaa la wax li ñu jot a fay fan la jaar dinaa la wax ba wis la procureur nangu ko woo léegi assemblée ne moom da koy woo pour déglu ko te assemblée ba ñoo fa nekk ñi nga xam ne dañ koo bañ a bañ ba comme ni ma la ko waxee bu ñu ko gisee day mel ni seen butit lañ gis woo ko pour ci ay affaires yooyu te ñoom assemblée bu ñu liggéeyee ba pare la ñuy liggéey dañuy dem jébbal ko procureur waaw ñun nag jiitu nañ leen ca procureur di leen xaar wiiri jaari ndaari mais procureur ubbi dossier bi leeral affaire yi foofu tamit dama ciy insister. pourquoi nga bëgg ci insister. parce que assemblée dañoo déjà salfaañe charte bi nga xam ne moo yor assemblée nationale. muy ban charte. règlement intérieur bi article 48 ndax waruñu woon a wax ci dossier bi tant que yëf yi parewul te ñoo fi def seen benn conférence de presse nga gis leen ñi toog ñoom paa yooyu ma lay wax toog di jéem a setal ak sang ak ragg Mamour Diallo bi nga xam ne buñ jëloon lépp lu usine Madaar liggéey ak eau de javel du tax mu set. ndax yëf yi moom yaakaar naa ne lañ ci yor dafa leer nañ ñu ne dañ koy ragg ñëwaat assemblée nationale di ko jéem a ragg ak rapport boo xam ne di ngeen gis à partir de demain mémorandum bi ci président Ousmane Sonko ak ñun ñi muy liggéeyal ci parti bi liñ ci def pour leeral nañ te presse bi dina ko traité ndax envoyé nañ leen ko di ngeen ko gis. ñu wax leen yëf yi naka la demee ak li ñu wooyee commission d'enquête parlementaire boobu ñoom Cheikh Seck jiite naka la ñu gën a dëggalee Ousmane Sonko li mu doon wax ndax nangu nañ ne dossier wu 94 milliards yi am na nangu nañ ne fay nañ te fay warul woon a am nangu nañu ne surtout nag li ma ci gën a def ay reetaan
mooy ñu ne yaayoo affaire bi kat nañ ko jéem a régler à l'amiable entre famille bi Tahirou Sarr ak yooyu déedéet mbirum alal bi la am alalu Sénégal la amul amiable na leer nañ ñi lekkoon goqi ba pare ñu jàpp leen dugal ci kaso bi nag ndax kaso bi duñ fi nekk di jàpp ay doomu jàmbur yoo xam ne defuñ dara ay ñoom Adama Gaye ñoom Guy Marius Sagna ku ne ñoo xam ne njaay ñu jàpp dugal ci kaso bi ba pare ñoom ñi nekk fi di def lu leen neex di gundaandaat ci dëkk bi. yaa ngi koy wax léegi gis nañu nag ci contexte boobu la Ousmane Sonko ndax tey jii fi mu toll nii parce que temps yi def na tournée keroog sax El Hadji Moussa Thiam bu Sud FM banlieue mu ngi fay envoyé élément di wax ne Macky Sall pexem yëpp moom mooy jàpp ko tëj Sonko dafa ragal wala dafay préparer opinion bi. Sonko xamul ragal. xamul ku ragal du ànd ak ku ragal. lu tax ndax ba ñuy teg Pastef ca réunion yi njëkkee. waaw daf ne sama gaay lii ñu sumb nii day du yomb ndax système bi politiciens yi ñoo ci gën a tuuti système bi lu nekk ngi ci lu nekk loo xalaat lu feeñ ak lu nëbb waaye boo ko bëggee xeex sa bakkan rocc mooy li ci gën a nooy maanaam nga dem noppalu ci donc képp koo xam ne am nga loo xam ne ëllëg mën nañ la ci taqal féeteel ginnaaw rek jàpp ci xeex bi te bañ a feeñ képp koo xamante ne nii dangaa ragal féeteel ginnaaw jàpp ci xeex bi te bañ a feeñ képp koo xam ne nag tamit da ngay sóoraale sa carrière ñu dàq la yooyu te ba mu koy wax xamul woon ne moom dinañ ko dàq de loolu li ma lay wax ni 2014 la na nga féete ginnaaw waaye képp koo xam ne pare nga nag pour ñàkk ci sa liggéey pour ñu lëjbët sa àdduna sa dund yépp pour ñu rey la sax boobaa nag mën ngaa ñëw ñu engagé xeex bi moo tax tey ci Pastef ñi fi nekk ñëpp pare nañu waajal nañ seen njaboot te xam na ne lii ñuy xeex lu ne mën nañu si fekk waaye tamit gëm na ne dañ ciy am ndam ndax dañu gëm ne yàlla du bàyyi jëf fële di fay kàcc te ñun gëm nañ ne ci dëgg la ñu nekk. xam nga yaa ngi wax léegi ne bi ñu ko sos 94 dafa leen oo wax leen loolu yëpp ngeen ànd ak moom mais moom tamit fonctionnaire bu mag la woon nekk inspecteur des impôts et domaines ñi nguur gi jàpp ne il a failli à ses obligations de réserve maanaam am na loo xam ne xam na ko waru ko génne ci lañ ko jël dàq ko ndax mu nga del soit épisode boobu xam nga ñoom seen problème rek mooy seen patron nee na leen waa ji na génn dàq leen ko ndax su ngeen ko dàqee boobaa dépense lay tal dina talati leneen lu dul toog ci rajo yeeg yooyu di ñu jébaane di ñu yàqal suñu nguur ñu ne nañ ko dàq mais yàlla bi defar day mel ni kii kon deful benn faute il n'a pas fait à ses obligations de réserve ko sax bu defoon faute dañ koy tëj waa ji daf leen a gën a xam yëf yi ndax Ousmane 15 ans la def impôt et domaine vérifié na xeetu société bu nekk ak xeetu homme d'affaires bu ne bu ngeen génnoon ngeen tàllal seen micro ñëpp ñu mën a vérifier ku ci def témoignage Sénégal yi gën koo bëgg ndax dafa am lu mu jiital imaan gëm ne moom këram du fa dugal dërëm bu lewul xam nga dafa am lu am solo nit bu amee imaan rek doylu te boo doyloo ñàkkoo dara ci àdduna soo doyloo ñàkkoo dara ci àdduna ndax wóor na la ñun li ñuy def nii dafa métti wóor na la ne am na ñu nekk ca boor bee ñun suñu demoon ñoo leen gën a mën a xam fi ñu mën a jaar pour dugg ci nguur gi nguuru comme ñëpp waaye tànnuñu loolu dañoo tànn doylu tànn xeex bokk ci ñiy libérer Afrique ëllëg ñun depuis suñu ndaw dañu doon wax suñuy wayjur ñaanal leen ñu ndax ëllëg ñi ñuy dégg ci réew mi ak ci Afrique ñu koy libérer ci la ñu bokk te looloo ñu topp ba léegi ñu gëm ne tamit suñu ñaanu wayjur dinañu topp donc boo xoolee ci wàllu woowu ñu naan obligation de réserve ak te discrétion manque de discrétion professionnelle sax la ñu bind ñoom maanaam waroo toog ci télé yi di ŋàññ sa direction ndàngam sàngam maanaam même sa direction bu defee ay naqasu dul noonu loo xóoral xaalis bu bëri sax waroo cee wax dangaa war a noppi déedéet ndax am na clause limité bu mu génn bu yàggul boo xam ne assemblée nationale sax ñoo ko voté danaan bépp fonctionnaire boo xam ne gis nga naqasu dul noonu te dénoncé woo ko ëllëg bu feeñee dañ lay jàppee comme complice mënuñoo bëgg benn affaire nag ak kon ba pare ne safaan bi tamit dañ koy bëgg donc li am solo mooy moom waaw gis na ni ci site ministère des finances waaw bind nañ fa liste ñi nga xam ne ñëpp dañoo ameel état l'impôt mu ne waa assemblée nationale mooy voter état l'impôt ba pare di ko ameel état te moom dañ li naan Sénégal fii dañu couper à la source donc il n'est pas question moom mu ne assemblée nationale gii nga xam ne kat mooy voter l'impôt bi fayul l'impôt gars yi gëstu gis ko assemblée nationale mujjee fay la mu ameeloon état
ba Macky ba Moustapha Niasse génn ne assemblée nationale amelatul dara état fay nañ dañoo waroon a woo Ousmane Sonko décorer ko ndax indil na leen xaalis waaye ñu ne déedéet waa ji kat daf ñoo nar a sonal nañ ci profité dàq ko dàq boobu nag defal ñu liggéey bu rëy ñun ñi nga xam ne ñoo yor wàllu communication bi ndax dafa gën a tax sax nag ñëpp xam Ousmane Sonko mu tàkk nag fa faaw nga fekk dafa mel ni nga fekk ab taal di ko fay rek sotti essence. day gën a tàkk. day gën a boy rek jëm kaw. voilà gis nañ ne mu ci wàllu sax ci wàllu préparer opinion bi def na fi tournée récemment à Ziguinchor fi nga xam ne moom mooy sa base affective politique fi nga xam ne moom fa la teg xam nga léegi ñu wax ne Macky Sall Fatick la Idrissa Seck Thiès la moom Ziguinchor la est-ce que hasard la bu dem Ziguinchor mbala c'est pour ut wàllu la. déedéet xam nga mbirum tournée nationale boobu sax nag. de remerciement. ba ñu defee suñu mën naa la woon léegi nii suñu paree suñu rapport d'évaluation wu campagne présidentielle bi ci première action yi la bokkoon tournée nationale de remerciement xëy na ñun suñu parti dañuy dóor dàqee dañuy maanaam dañuy korkoraan pour am ay yenn moyens yi pour mën a def tournée looloo ñu gënoon a téye nag wàllu moyen wax dëgg fa yàlla mais lu ñu mbébatoon bu yàgg la biñ tegee plan wu tournée bi tamit bay sa wewu tànk Ousmane Sonko Casamance mooy basam ni Idrissa Seck Thiès nekkee basam ñeneen ñi xaw ma seen base mais au moins ñooñu daal xam naa ne am nañu base xam nga. donc léegi nag ba pare Ziguinchor dafa gagné département yëpp commune yëpp pratiquement c'est normal ñu commencé foofu waaye ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko wu Sénégal la. ndax koo xamante ne nii. daa neex a doomoo rek de wax dëgg yàlla dafa neex a doomoo waaye Sénégal yëpp a ko bokk ndax koo xam ne sa yaay ci wàllu waajuram ci wàllu waajuram bu góor famille rawaan Ngom la ca Paal yaayam Ngom la sant yaayam Sow la sant nekk Halpulaar Njaayeen Pindaw ca Fuuta waajuram bokk Casamance nekk surtout Arfan Bassirou Sonko moom donc kooku Sénégal yëpp a ko bokk. waaye nag basam Ziguinchor la Bignona la Casamance la basam sax mën naa ne Sénégal yëpp la waaye nag. moo tax daal xeet féete day xañ a wërsëg. day xañ a léegi nag. waaw tournée bi soo xoolee. Ziguinchor la Touba. parce que ñun dañ ko kale ba nga xam ne aussi Touba bi day tombeek màggal gi. ñetti fan la fa def. wër kilifa yëpp wër gox ko xam nga Touba dafa bëri ay. dëkkaan dëkku kilifa yi. Ndindeeg Daaru Xuddoos ak fépp mu dem fa ziar ñëpp. def tournée religieuse def ziaram seeti xalif bi def yi mu war a def yépp dooraa ñibbisi noonu la ko fas yéenaa defee ji Saint-Louis noonu la ko fas yéenaa defee ji Tamba noonu la ko fas yéenaa defee ji Bakel noonu la koy defee Tivaouane defee ji ko Jolof parce que tournée nationale bi commencé na après nag mu songaat tournée africaine bi. tournée africaine bi alors beneen point ci émission moom moo jëm ci wàllu élection report élection locale yi nga xam ne jàppoon nañ ko benn fan ci weeru décembre 2019 ci conseil des ministres keroog atu nañ projet de loi bi dëggale léegi dàq nañ élection locale yi yow ban jàngal nga ciy def élection locale yi ñu dàq. waa xam nga man damay toog ba mu yàgg may laaj ndax ci dëkk la ñu nekk wala ci royaume wala ci li ñuy wooyee le royaume di Gondwana xëy na ñi déglu mamaan xam nañ ko. Ndax dëkk boo xam ne cacophonie ak tâtonnement moo ko yor dëkk boo xam ne président day xëy signé décret libéré koo xam ne kat trafiquant de médicaments la faux médicaments nga xam ne tey li ngay gis AVC ni mu bëree insuffisance rénale ni mu bëree feebar yu ñu mësul woon a xam ni ñu bëree nit ñi di dee comme ay weñ ñaan moom de dara jotu ko woon moom nangam médicaments yu bon yi am na ci wàllu gu bëree bëri léegi ñu jàpp ku mel noonu suñu force de l'ordre suñu douane suñu police suñuy takk der liggéey bu mucc ayib démanteler réseau bu mel noonu nga xam ne yoroon lu valeur lu ëpp 2 milliards kañ ne moo ko def nga xëy signé décret ne bàyyi libéré nga ko total mu dem yoonam ñi wax nga ne man kat dañ maa tegal signé rek ma signé kooku kay moom bu ñu ko signé loon ne ko suba da nga war a jóge palais bi sax da koy signé. donc ñu ne déet waay nga xëy suba daal di nommé benn directeur IPRES ñu ne la sa waay def sa conseil des ministres annoncé ko nag ñu ne la yow kat waroo koo nommé amoo prérogative bi nga ne damaa juum retiré waat ndànk ne waa PCA bi tànn leen liir naa keroog rek ñu ne décret bi ñu nommé Aminata Mbengue Ndiaye HCCT dañ ko retiré waat pour defaraat ko
loolu nga yaakaar ne ni ñu yoree état la sa président boobu ñu ne ko kañ la élection locale yi mu ne xamagu ko ma jàpp ne nag sénégalais yi dafa am loo xam ne li wolof naan bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala c'est parce que lépp lu mu def mu jàll rek jàpp na ne lu ko neex mën na ko def ci dëkk bi gis nga bu ñu ko toppee élection locale élection législative du am avant 2024 ndax moom jàpp na ne jamono yii askan wi sonn nañ torox nañ tot tuuxi doona yi bëri na scandale sur scandale rakam ji ñu ngi koy tudd ci yu nekk ak ay ñoñam donc bu fi élection amee quel que soit alpha gars yi dañ ko nar a dóor yu metti muy daw nag la daloon Abdoulaye Wade ca 2009 ak Front Siggil Sénégal waaye tamit di daw nar a ñàkk assemblée bii nii ak élection législative mais Alec wax nga ko jafe-jafe yi amoon na élection présidentielle mu gagné ko au la main gagné ko gagné na ko premier tour la ko gagné xam nga yow nga gagné xam nga Malick bu ñu waxee rek en tout cas askan wi fatal nañ ko mu gagné na ci li bëgg a wax ne sàccum élection waaw nekkul ne da ngay bàyyi ba ca bésu élection ya ñi voteel Ousmane Sonko nga teq ci as lëf ñi voteel Idrissa Seck nga teq ci ak lëf ñi voteel Madické Niang nga teq si as lëf ñi voteel PUR nga teq si as lëf daal di jël yokk ci gafakay ki nga faral déedéet loolu mooy sàcc dafa am ay composantes yu bëri ay préalable soo fexee ba ne fichier bi kat 6 millions la waaw mais am na ci benn 1 million jëm 2 millions boo xam ne mu ñoom la ñu wooyee les primo votants maanaam ñii dooraa am fukki at ak juróom-ñett mën a wote waaye ñëpp xam na ne ci àdduna warngal képp ndaw ñi du ñu mas a voteel nguur opposition rek rawatina nag ñu am benn président boo xam ne gis nañ ci seen bopp muy président Ousmane Sonko nga ne ñii naa fexe ba duñu voté primo votant yi nga xañ leen ko loolu xeetu sàcc la ndax ñooñu xëy na bu ñu voté woon Ousmane Sonko dem deuxième. waaw mais avec le si on peut refaire le monde. non déglu rek moo wax la. waaw loolu xeetu sàcc la. découpage électoral bi nga jaxase carte électorale bi zone yi nga xam ne wóor na la ne boo doon def lu nekk du tax nga gañe fa muy Casamance muy Touba muy Ndakaaru muy Thiès nga fexe ba jaxase ko salfaañe ko nit ñi di wër sax seen bureau de vote yi am ñoo xam ne sax voté wuñu ndax koo xam ne ba nga juddoo ba léegi mag ñi dañ naa la man ma juddoo ba léegi école nangam laa doon voté bureau nangam waaye tey dañ maa yóbbu beneen école bu nekk ca wàlla may wër rek xaw ma fan la nga dem nag fu mel ni ay fuutaak yooyu dëkkaan yi ngi gis ñu gonflé foofu ba nga xamante ne ni tey dañ naan mais résultats yi foofu nan lañ mën a amee nombre d'habitants foofu man sax maa ngi doon dégg ñu naan am na dëkk yoo xam ne nombre de votants yi ëpp nombre ñoo population mais Malick yooyu yëpp soo ko boolee waaw malgré tout ça ñu ne forcé nañ ba gagné 58% yaa xayti ñu ne leen waa baax na du nee nga yéene gagné gouverner leen réew maa ngu waaye boo forcé ba nga gagné ñëw jël réew mi xamoo nooy def ne yaayoo da ngay woote dialogue national pour ñu proposer le mode de gouvernance parce que leb nga ba gàpp yaa ngi 70% mënatoo leb parce que dëkk bi amatul xaalis parce que askan wi sonn nañ xiif gi am na rapport yi génn na wane ay Kolda ki Fuuta famine am na fa parce que mënoo sa fay sax say enseignants parce que mënoo fay sa personnel sanitaire mënoo équiper say hôpitaux mënoo indi ndox mu doy ci dëkk yi mënoo fay ay bourses étudiants yaa ngi grève di dee dëkk bi kale kàkk mënul dem fenn nga ne léegi naa woote gouvernement d'union nationale ñu sauver ma bu ko defee ëllëg ci biir naa woote dialogue national ëllëg ci biir lu mën di am rek dañ naan ñëpp ngi ci woon. déedéet. mais xam nga yaa ngi wax ne ci ni ñu ko defee en amont jiital ko maanaam pour bañ nit ñi voter leen malgré ça ñoom dañoo ñàkk Touba ñàkk Ziguinchor mais y a une partie du peuple yoo xam ne dañ ko voter moom. non déggoo li ma la wax ci yan anam ak yan différence de score nañ jàpp admettons que sax askan wee ko falaat. waa léegi du gouverner te bàyyi nit ñi ñu opposé wu. déet xam nga dañuy wax ne nag ku jiite nit ñi da ngeen di parce que comme dëkk bi dafa ñun ñëpp ko bokk dañ ko war a penc waxtaanee ko. mais dama gis ñu dugg ci transition ci loolu. ba mi campagne daf ne woon moom lépp yemb na nañ ko bàyyi mu yeggali chantier yeeg ñoom seen. waxoon na sax ba ne dina renégocier contrat pétrole yi yaakaar naa war ngeen ko laaj fu mu ci toll. donc yooyu yëpp mu dige woon na ko defal askan wi waaye nag yow nga ne déedéet malgré tout ça. mën naa fexe ba woo ñëpp ñu toog ci table par force ku nanguwul toog ku mel ni Pastef ak Ousmane Sonko ma xool naka laa koy faagaagalee ñun dañu ne waa ji nee na moo gagné na gouverner te bàyyi ñu suñu opposition radicale combinuñu
déglu baax li may wax combinuñu jéemuñoo tong-tongee as réew mi jéemuñoo juboo ci ay nuñ koy séddooyee kaa ñu jox la poste fii nangam sangam yooyu yëpp bëgguñu xam nga lu ñu bëgg nañu gaaw abal ñu jël suñu réew defar ko ba sénégalais yëpp gis ci seen bopp ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci ba nga xam ne ña juddoogul les générations futures sax bu ñëwee fekk fi Sénégal gu ñoŋ ndax suñu Sénégal gi ñàkkul dara lu dul kilifa yu baax. yaa ngi koy wax léegi ne Sénégal ñàkkul dara lu dul kilifa yu baax mais dama gis ne maanaam kilifa ci wàllu yorinu réew. waaye ay kilifa diine moom baax nañ ko lool macha allah loolu kenn waxul loolu. nañu wax ci kilifa ñuy téye réew mi. waaw gis nañ ne par exemple yéen lu ñu leen du ngeen dem. yaa ngi wax léegi ne par exemple tey jii man dama jàpp ne booy jàmbat dara mu naqari la ñu ool leen da nga war a dem fañ koy waxtaanee nga wax ko fa tu pose de problème au moins début de solution am mais su fekkee ne da nga campé sa position radicale ne lii kat mënul dox sa waay. lan ak lan nga gis ñu woo ñu demuñu dialogue national. waaw dialogue demu leen. am nañ raison de. lu tax mooy raison bi lan la. bañ ñu woowee dañu ne. waa ji daa tële daa jël réew mi te xamul lu muy def. déet waaye tamit Malick. waaw réew maa ngi nii de foo amul fenn fi dox benn secteur. ñoom sax xam nañ ko benn secteur doxul léegi nag naka laa mën a def ba ñu bàyyi ma yeggale ndànk sama mandat bi ci jàmm ak salaam ba nga xam ne ëllëg ci biir bu nuñ koy waxeeti bu yëf yi sottiwul te xam na ne du sotti ndax président Ousmane Sonko waxoon na leen ko nee na sénégalais d'accord waaye di ngeen dund juróomi at yoo xam ne mosu leen ko dund ndax nag réew mi fépp la taxawee. fépp ndax kasaree nañ ko ci yorin gu bon ba nga xam ne amatul fenn foo xam ne am nañ fa yaakaar bor yi ñu doon yaakaar club de Paris beeg nangam sangam sax mënatuñ cee jot parce que nit ñi tamit nag defuñu duñu jël seen alal di ko indi ci dëkk boo xam ne saa yoo xëyee dégg ñu ne détourné nañ tant de milliards saa yoo xëyee ñu ne rakkam mi ngi ci scandale pétrole bi kii mu ngi ci gaz bi kii mu ngi ci nangam nit ñi defuñu ñemewuñoo dugal seen alal ci réew mi. mais est-ce que loolu tey. léegi nag loolu su amee ñun jotul ngeen dem tey ñu ne dialogue national bi bu ñu fa demee lan lañ fay wax. poser problème yooyu. yan problème. yi ngeen di wax ni wàllu élection yi ngeen ne ni jaarul yoon. loolu dialogue politique la ñun mosu ñoo bañ dialogue politique te dañ ko yàgg a wax moom moo bañoon dialogue politique moom moo ko bañoon mais dialogue politique bii opposition bi dem na fa à travers le front te ñun ñu ngi ci front bi. te loolu c'est pour que ñu am processus électoral bu leer boo xam ne Sénégal élection dootuñ fi nekkati naan lii ak lii te soo xoolee ci dialogue politique bi point de divergence bi ci ëpp solo lan la bulletin unique. dañu bëgg élection yu leer yoo xam ne bu doon jar fukki dërëm léegi dañu bëgg muy jar ñetti dërëm nañ def bulletin unique ndax Mali gu jege gii loolu lay def. yeneen dëkk yi gën a jege loolu la ñuy def moo gën a leer doo mën a sàcc ñoom ñi nga xam ne. 2012 2011 2009 2010 2011 2012 ñoom waa kër Macky Sall ñoo doon kaas ne bulletin unique moo war a am tey ñoom ñoo taxaw ci geneen boor ba ne nee na d'accord ñu bulletin unique donc loolu day wone ne rek ñii fas yéene wu ñoo leeral yëf yi donc ñun ñu ne dialogue national boobu dialogue politique moo tax mooy la seule chose boo xam ne war nañ ko waxtaane fexe ba élection Sénégal ñu dépassé bokk ngeen dialogue politique. waaw mais à travers le front bien sûr ñu dépassé ni. et représenté par Adjuma je me juumul. Adjuma Sow moom moo ñu représenté ci front bi. maintenant front bi nag désigné na ay personnes ñu mel ni ñoom Déthié Fall ak. ñoom Souran ñoo xam ne ñoo fay représenté l'opposition. noonu la demee mais dialogue national bi nga xam ne kee moo ko jiite nu ñu koy waxeeti. Famara Ibrahima Sagna yaakaar naa sax dialogue national bi dafa mel ni fàtte nañ ko léegi ndax xam nañ ne. tuur lëndëm la woon te ñun yàlla may nañu nag ba saa su ne ñuy waajal di préparer affaire di ci xeltu ba nga xam ne lépp loo xam ne dafa nar a nax saay wala caaxaan ñun duñu fa fekk. ñu wute ko moo tax demuñu. demu leen alors bu mujj bi laaj yi mujj ñaar question rek a des ci laaj yi moom mooy wax nañ dialogue bi retrouvailles yi Wade ak Macky gis nañ ne Ousmane Sonko ci avant élection présidentielle yi moom Abdoulaye dañu mel ni mu roog soow Ousmane Sonko dem seeti ko Wade dina ko rek ma rappeler sama jeunesse. alors Wade sax waxoon ne leen jarul ngeen dem élection parce que c'est déjà gagné d'avance mais yéen itam ngeen amoon option ne da ngeen di dem. lu tax mu ne c'est déjà gagné d'avance. parce que jàppoon ne dafa leerul woon. dafa lañ bët carte. waaw lañ bët carte ga pare. waaw c'était sa position. xam nga loolu li ma ci bëgg gis naa lire naa récemment ne yéen xaw ma nag c'est vérifié ou c'est pas vérifié vous avez pris l'option de ne pas se prononcer sur ces retrouvailles entre Wade et Macky. non xam nga tamit nag wax dëgg fa yàlla nit da ngay wax ci loo xam. ñun loolu la ñu xamee bañ dalee wax ba léegi li ñuy wax kenn du ko dindi parce que duñ wax lu ñu xamut. te loolu dafa am solo rencontre Ousmane Sonko Abdoulaye Wade yi jot a am
ma wax leen ko fii tey. waaw Ousmane Sonko ak Pastef rencontré nañ parti politique daanaka yu mag yi am Sénégal yépp ba mu des Macky Sall ak gàngooram. ndax bëgguñu ko. mais ñoom Pape Diop ñoom Idrissa Seck ñoom Malick Gakou ñëpp toog na ñoo waxtaan ak ñoom. ñooñu amuñu affaire bi Abdoulaye Wade tamit nag Malick Wade kay c'est autre chose. waaw non fa laa jëm. waaw ñooñu ñëpp waxtaan nañ ak ñoom. te musul soppi dara ci suñu doxalin au contraire. daf ñu tax ñu gën leen a xam. gën a xam tamit fan lañ mën a jaar ba changer système bi. de la même manière waaw mooy naka ngay rencontrer doom yooyu yëpp seen baay ñëw bëgg la rencontrer nga ne doo ko rencontrer Abdoulaye Wade président Ousmane Sonko rencontré na ko ñaari yoon ba ñetti yoon. benn bi man am naa primeur fekke ko mooy bu teeru bi maa ngi woon ci biir salle bi mësuñu fa waxtaanee yàlla rek moo ma tiim waxum jàppale kaay jàppale ma bul ma jàppale déedéet mukk ndax Abdoulaye Wade lu mu bon yoroon na réew mi. pendant 12 ans te ñun jàpp na ne dañ ko yàgg a wax ci président yi fi jaar moo ci tane moo ci gën a xaw a yor en tout cas jikko patriotisme ndax au moins sax daana sañ a jàkkaarloog tubaab bi ne leen déet. waaye ki fi nekk moom. loolu moom luñ ne déet rek mu ne waaw. loolu moom donc de la même manière su mënul fi nekk un patriarche wala en tout cas am at yi mu am nekkoon un président de la république gis nit wàcc ci avion ñu poser la première question nga ne Ousmane Sonko ku ma naw la patriote la su ma koy xool dama ciy gis sama bopp waaw mais ku la voué loolu xanaa le respect minimal mooy su la wooyee nga dem waxtaan ak moom waaye musuñu faa waxtaanu alliance waxtaanu jàppale ma waxtaanu nii waxtaanu non musul am donc encore une fois moo tax nag ca moom mu rencontré Macky Sall wala mu rencontré Idriss Seck wala mu rencontré ku mën di doon ñun dañu jàpp ne xalif bi kat def na la mu war a def parce que ñun dañ leen jàppee comme des régulateurs sociaux te ñun sax ci suñu politique jàpp na ne war nañu weesu sax ñoom nekk ay régulateurs sociaux mais dañu war a tëgg suñu modèle sociétal boo xamante ne ni tey ci réew mi maanaam kilifa diine yi fi am ñi fi jaar ñoom Bam Borom Touba ñoom Seydi Hadji Malick ak ñoom ñëpp dañu war a nekk une source d'inspiration jeunesse bi parce que dañuy jàpp ne sénégalais dafa war a fier ci nekk sénégalais gën a fier asiatique bi chinois bi gën a fier même américain bi loolu mooy tax mu gëm boppam gëm réewam ba ëllëg réewam jaral ko lu ne te loolu nag mënoo ko def su fekkente ne yow ci sa programme scolaire ay Guy Maupassant lan lay jàngal ay Voltaire ak yooyu dañ la war a jàngal Serigne Touba Seydi Hadji Malick Kwame Nkrumah Mandela Mamadou Dia ñooñu bu ko defee nga fier ci africain bi nga nekk nga fier ci Sénégal donc looloo tax nag ñu jàpp ne suñu ay kilifa diine ñun dañu sax institutionnaliser parce que suñu programme dañu wax ne dañuy taxawal li ñuy wooyee ministère soit ministère culte wala en tout cas benn haut conseil boo xamante ne ni moom mooy yor wàll boobu nga xam ne lépp lu ñuy def dañ leen di consulter ci lépp loo xamante ne ni ñu ngi koy doxal de sorte que dañuy rafetlu ñoom seen rôle bi nga xam ne ñu ngi koy def léegi nag la ca des diggante ñaari acteurs politiques la ils sont libres ñun on a dit à nos militants nañu focaliser wu maanaam nañu yam tënku ci suñu gis-gis suñu bëgg-bëgg suñu objectif ak suñu activité bañ a nekk di commenter rencontre ñaari nit ñoom la engagé. gis nañ ba tey ci wàllu alliance yooyu gis nañ ne bi Khalifa Sall nekkee prison Sonko jot na ko approché ci élection présidentielle yi Khalifa léegi génn na est-ce que naka nga jàngatee loolu tey jii Khalifa ñu xëy génne ko en tant que. Pastef xam nga président Ousmane Sonko ak Pastef parce que président Ousmane Sonko du rencontre kenn. wala mu soutenir kenn. te waxtaanee wuñu ko. bien sûr ba bureau bi valide. bien sûr donc dañuy jàpp ne Pastef moo rencontré Khalifa. waaw mais par la personne de Sonko. mais par principe. dañu défendre dañu mës a fustiger procès wu Khalifa ak procès wu Karim ndax dañu jàpp ne. c'est des procès sélectifs. c'est des procès sélectifs et politiques. maanaam singali ay nit ne leen du ngeen nekk acteur ndax dañ leen a fas yéene woon a phagocyté ba duñu bokk ci élection yi ñoom ñaar ñu jàpp ne loolu teguwul ci yoon. justice dafa war a tëddee njaaxaanaay lépp lu ñu leen di taqal ñu bokk ci ñoom def nañ lu toll ni fukk te kenn inquiété wu leen. donc ñu défendre leen bec et ongle ci principe yooyu président Ousmane Sonko seeti ko comme ni mu bëggoon a seetee Adama Gaye ñu tere ko comme ni mu seetee woon Guy Marius Sagna parce que jàpp na ni ñoo xam ne dañuy xeex pour askan wi la c'est normal moom bu nekkee ci biti en tant que leader ñu bëri topp ko di inspiré wu ci moom surtout la jeunesse.
ñooñu muy dem di leen prêter main forte di leen seeti di waxtaan ak ñoom. est-ce que c'était pas pour boobu la seetaan ak Khalifa. approche pour alliance politique. non xam nga li am solo mooy ñu bëri ci waa kër Khalifa yi dañoo bokk gis-gis ak Pastef moo tax ñu bëri sax dañu jàppale ma leen di nuyu ñu si mel ni ñoom madame Lafia Diop. nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a xeex ndax boo xoolee xeexu libéré Khalifa bi jigéen ñi ci gën a fës góor ñi nañ ko wax nag te moom bokk na ci ñi jiite woon ñooy bokk suñu coalition la nekk te ba léegi amul dara activité boo xam ne ñu ngi koy def te du ci teew amul fu ñuy wax ci Ousmane Sonko te du ko défendre donc dafa am ci côté yu bëri yoo xam ne dañoo bokk gis-gis Ousmane ak Khalifa pareil seen waxtaan yépp nag Ousmane musu ko wax soutenir ma moo tax xam nga ñun ñu bëri mën nañu xalaat di wax mais dañuy waxtaan maanaam ni ñu jàppee politique ñun bokk teg ni ko ñi yaakaaree maanaam da ngay naan kee daal nañ ko tëj rek non non Ousmane dafa mës a wax xarit nañu génn ñëpp ñu dem ci élection yu leer ku mën sa morom duma donc ñun mënuñu di dem ci Khalifa au lieu ñu ñaanal ko jàppale ko xeexal ko mu génn ñu naan ko déet sa waay desal ci kaso bi te jàppale ñu kat suñu yéegee nangam sangam déedéet. moo tax doo mës a dégg Khalifa ne Ousmane daa ñëw ne non naa ma jàppale nangam sangam donte am na ñu bokk ñu bëri ci bokkoon ci moom ñu ko doon wax ne dañu bëgg nga jàppale Ousmane Sonko. donc loolu lu am la génn bi nag ba mu génnee Ousmane Sonko bokk na ci leader bu nekkul leader bi ci njëkk a wax bokk na ci leader yi ci njëkk a wax rafetlu génn bi waaye yemu ci daf ne génn na waaye nañ ko delloo ay droits civiques am parce que ba mu liiree moom ak décret bi. ñu naan remise totale de peine principale mu xam ne gars yi def nañ exprès dugaluñ ci peine secondaire yi de te ñëpp xam na ne peine secondaire yooyu ci la droit civil ya nekk. mu ne nañ ko delloo ay droit civique am loolooy waral mu mën a bokk ci élection yi ñëw donc ñun loolu la ñuy defee politique. alors léegi laaj dañu wóolu suñ bopp moo tax bañuñu kenn bokk ci langue gi. léegi laaj ku war a mën a bokk rek na bokk. laaj mu moom mooy parti Pastef lan mooy ressource Pastef yi ci lan lay doxee. ci ressource ci wàllu. xam nga koppor parce que ku wax Malick ku wax politique wax wàllu koppor. dëgg la di nga mobiliser ay nit di nga paas di nga def lépp ut ay bâche ut ay chaise ressource Pastef fi lan la Malick. ku ànd ak ñun ak ku àndut ak ñun. xam na ne. wax fa dëgg yàlla. ku ànd ak ñun ak ku àndut ak ñun. waaw xam na ne Pastef ni muy defee politique am na doole joo xam ne benn parti politique amu ko ci Sénégal. te ngeen jël troisième. mooy doole. waaw. def fi lu kenn mësul def. c'est-à-dire. ñëw ci élection ci parti bu bees. parce que li ma yaakaar kenn xamul ku ëpp doole kay mooy ki gañ. non fa laa jëm kenn xamul. waaw yoroo alal ju tax ñuy wax. nga dem ci élection yoo xamante ne ni yu ñu salfaañee yu ñu mel. élection yoo xam ne kenn xamut nuñ ko organiser nga jugee ci 37000 voix dem ci 687000 voix c'est une grande première au Sénégal. ak coalition. c'est ba tey. c'est une grande première au Sénégal amuñu coalition XXL de ndax ñu bëri ñu jàppoon ne ñun la ñuy àndal ci élection yi dañoo mujjee dem ci beneen wàll ga donc loolu lii tax mu am solo mooy dafa wane ne ñun kat li ñuy wax ak askan wi ñi ngi koy dégg bu baax a baax ñi ngi koy commencer dégg et que am na benn souffle nouveau boo xam ne tax na ba tey ñu mën a am yaakaar ne Sénégalu ëllëg dinañ yegg Sénégal boo xam ne nit ñi dinañ voter ci seen teeyu bakkan du soxla xaalis du soxla dara ndax tey militant au Pastef ñun suñu c'est la qualité de nos militants qui fait notre force mooy ñun dañu am xeetu militant boo xam ne soxla woo xaalis pour convaincre ko soxla woo t-shirt pour convaincre ko soxla woo passe pour mu ñëw sa meeting gis nañ fi ñun rek ñoo fi ñeme woon di organiser yenn meeting yi fii avant ak pendant ak après les élections am na bu mag sax buñ ciy waajal d'ailleurs ma jox la primeur bi bu mag a mag parce que dafa gun suñ rentrée politique nag bu bees bi après élection yi dinañ ko def bu mag a mag bu boobaa ñu xam suñu doole naata lañ ko ful te li ko waral mooy waaw ay nit yoo xam ne gis nañ ne ñun kat lañ yàgg a xaar depuis Mamadou Dia Senghor astaghfirullah Mamadou Dia ak Cheikh Anta Diop Thomas Sankara Kwame Nkrumah Patrice Lumumba ñañu la ñu doon am yaakaar gis nañ ko cristalliser tey soo xoolee ci parti gauche bi ñu bëri dañu ñëw ànd ak ñun parce que lañ daan yàgg a xeex gis nañ ay ndaw yu jël seen responsabilité ñëw taxawal parti politique nekk di ko xeex moderniser ko utiliser réseaux sociaux yi utiliser xarala yu bees yi
fexe ba askan wi surtout nag jeunesse bi nekk suñu fer de lance waaye diaspora bi ñu leen di jaajëfal d'ailleurs loolu mooy suñu force ban parti ban leader politique moo mën a taxaw nii man kat damaa bëgg a tourner damaa bëgg a dem campagne awma xaalis say militant dajale en un temps record 100 000 euros yónnee la 100 000 euros benn leader politique ñamewu ko ci Sénégal budul Pastef budul Ousmane Sonko. alors jeunes yi amul fenn fu ñuy dem tournée nationale di jël xaalis di yónnee gars yi naan leen jël leen bâche jël leen rajo déedéet. da ngeen di fekk lépp pare. lépp parce que le don de soi pour la patrie dañ koy dund ñun. gis nañu ba léegi yéen seen coalition Sonko président bi ba léegi mu ngi dafa mel ni ba léegi bokk na ci coalition yi nga xam ne rëcc nañ tasagul moo ci wax waa yoonu askan wi ñoom kii Mari Sagna Madiaye Mbodj ñoom Jojo luy expliquer loolu. xam nga ñaari coalition ñoo fi nekk yoo xam ne ak Cheikh Tidiane Dièye. xam nga ñaari coalition ñoo fi nekk yoo xam ne. rëcc nañ tasaguñ. benn coalition bu bëri xaalis boo xam ne xaalis ba moo leen waaye ak conviction tamit. non ban conviction. partage du gâteau. même si waa ji waxoon na sax le gâteau ne saurait suffire à tout le monde. reyante ba bëri na nag ndax waa APR dañoo jàpp ne transhumants yi ñoo gën a cëru. que militant de souche yi. am beneen coalition boo xam ne rëcc na ci élection yi parce que conviction moo leen boole woon dëgg waaye du alal du leneen mais coalition Sonko président bi nga xam ne moo tudd léegi coalition jot na. ñu mel ni ñoom Soxna Yacine Fall. ñu mel ni ñoom Cheikh Tidiane Dièye. ñu mel ni ñoom Diallo Diop. ñu mel ni ñoom yoonu askan wi Madiaye Mbodj ñoom Boubacar Camara ñoom Pierre Goudiaby ñoom ñi ci nekkoon ñëpp resté ñoom Faxas ñoom Teranga Sénégal docteur Abdoulaye Niane. ñëpp resté waat ñu taxawal coalition jot na parce que dafa am idéal bu ñu bokk foofu problème leadership du fa posé wu. problème mu poste du fa posé wu. dara du fa posé wu parce que li ñu bokk. mooy conviction rek. conviction forte yoo xam ne gëm nañ ne Sénégal kat ay nit maanaam li Ousmane Sonko doon wax soxlawuñu Messi soxlawuñu yàlla bu ndaw soxlawuñu leneen dañoo soxla ay sénégalais yoo xam ne comprendre nañ enjeu yi ak tolluwaayu réew mi ak àdduna bi. ñu mën a booloo doon benn say doon benn dànk ngir mën a relever les défis ngir mën a faire face aux menaces yi nga xam ne ça vient de partout. parce que suñu dëkk bi li mu am li ko yàlla jagleel néew na réew yu ko am néew na réew moo xam ne sa suuf ñàkkul dara or zircon pétrole gaz loo fi bay mu nangu. ndaw yu nangoo liggéey géej wër la ngay am jën am soleil am lépp ba mu des njiit yu baax ñu jàpp ne réew moomu kat bu amee ay nit yu gëm seen bopp fexe ba jot ci réew mi dinañ ko mën a boole ci réew yi gën a ñoŋ ci àdduna bi donc Hadj Malick. yaakaar waxtu bi nag. yaa ngi may def si ne waxtu wi. waxtu wi tële woon nag jot na El Hadj Malick. li duuf ci ci nag yi xaju ci cin comme ni ñu koy waxee. xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo mbokk déglu kat yi. waaw tàggatoo bi nag mooy di wax sénégalais yépp bu ñu nangu nax yi di wéy bu ñu nangu nax yi di wéy coow lu bëri jaru ko moo xam ci dossier 94 milliards yi moo xam ci pétrole moo xam ci lu mu doon dañ fi am justice boo xam ne daf fi war a nekkal ñëpp bu dossier amee mu leeral ko te ñun suñu conviction ñun waa Pastef ak patriotes yi mooy bés bu procès bu leer nañ amee ñu fas yéenaa feeñal dëgg kese te yàlla tax gëm nañu ni sénégalais yi dinañ jotaat ci seen alal te ña ko doon jéem a luubal danañ leen làq jant bi comme ni ñu koy waxee te su boobaa nag seen assemblée nationale jarul sax mu fi nekk di jéem a procureur di demander ay accélération levée immunité parlementaire ndax président Ousmane Sonko bi ma xam su boobaa moom mooy bind demande ne dindi leen sama immunité parlementaire ma dem jël gars yi dóor leen dóor yu métti teg ci suuf ñëw jëlaat sama mandat de député wan askan wi nekk ni bés yéen a ngi dooraa am nag ku leen teewal ca péncum ndawi askan wa donc may jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla jàmm ci réew mi amiin di ñaan yàlla lépp lu ñaan ci màggal gi ñu génn mu nangu ko gàmm gi ñu dëjmal tamit ñu yegg si ci jàmm ak salaam génn ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla defal ñu tamit ci Sénégal lépp loo xamante ne ni xeetu koom-koom la mu gën koo ñoŋal wëlbati xelu ñi nga xam ne ñoo yore réew mi ba ñu nangoo liggéeyal askan wi ndax kat ñun bëgg nañu 2024 bu ñuy jël réew mi ñu bañ fee fekk réew moo xam ne
tey nasaxa ba nga xam ne yow balaa nga koy defar sax di nga lot donc ñu ngi leen di ñaanal tamit yàlla indiwaat seen xel ñu fas yéenaa dabu ni ko Ousmane Sonko waxee woon ñu dabu ci ñaari at ñetti at yi leen dese ba xaw a ñoŋal yëf yi tuuti. voilà jërëjëf El Hadji Malick Ndiaye moom moo nekk secrétaire national à la communication parti bi di Pastef émission bi dañ ko rediffuser waat incha allah lundi après le journal de 22h jërëjëf Pape Abdoulaye Dièye bi ne kon ci wàllu xarala.